Sud FM. Il est 21h. asalaamaaleykum mbokki xibaaru guddi si li si nar a gën a fës. Birama Ndiaye. coowal suuf daal di jibaat foofee ca commune bu Fandène collectif Sama Terrain victime d'expropriation yu parcelles yi nga xamante ne jot nañ ko am lu ëpp fukki at a ngi nii ñoom nag ñoo ngi woote wàllu rawatina ci ki nga xamante ne moom mooy équipe municipale ba fa daal di nekk rawatina directeur de cabinet bu politique bu président de la république di maître Augustin Tine nekk fa maire bëri na nag ay victimes yi nga xamante ne daal di nañu. loru ci fànn boobule dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi ca boobu jamono itam lu toll ci fukki conseillers municipaux yu nekk ca commune bu Kër Socé ñoom nag ñoom ñooy daal di sàkku ñu daal di luñ bët lépp lu jëm ci wàllu doxalinu seen maire lu dalee atum 2014 ba néega ni ndaxte nag ñoom dañoo njort ne nag yi ngi seen maire boobee dafa jaawale poosam ak li leen di keesu mairie ba tax rek ñu daal di ci àddu dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi boobu jamono yi itam ci lu jëm ci wàllu découpage administratif Kër Massar li ñu doon njort nag ñu daal di xaaj dëkk ba maanaam village traditionnel ba ñaar loole mujjut am ba tax rek ñoom ci seen wàllu bopp jàpp ne comme kan njiitu réew mi daal dina saytu seen jafe-jafe yooyu fi mu ne nii nag na yëf yi bar ngir rek ñu daal di fexe taxaw Kër Massar ak lépp la nga xamante ne moom moo fa war a am ci wàllu département ñu daal di ko fa taxawale nu mu gën a gaawe dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi jongante goxaat yi rawatina niki atum 2022 foofee nga xamante ne nag moom moo nekk ca Mbour la ko Abdoul Mbaye jiital pacte daal di xamle jàpp ne nag njiital acte jàpp ne nag lii la di kujje gi dañoo war a defu benn dànk demandoo seen bopp ci li nga xamante ne moo jëm ci wàllu commune yooyu ngir ci wàllu doxalinu dëkkaan yi foofee ngir rek ñu mën a am doole ci fànn boobu la di ngeen ko teewlu ci yaatalu xibaar yi li na mel biñ ci boole yeneen xeetu xibaar jeexalee ko ci lu gënoon a fës ci ayu xibaar ci ayu bés bi ñu ànd ceeg Josette Kali Alassane Wade moo féete ci xarale. Sud FM. Birama Ndiaye. sant leen gërëm leen di leen tatagan ci teewlu bi ngeen di teewlu seen rajo Sud FM 98.5 ak mboolem suñu bànqaas yu ñu lëkkaloo ginnaaw bi ñu leen nuyoo di leen tatagan ci teewlu bi ngeen di teewlu seen rajo Sud FM 98.5 coowal suuf lañ koy daal di doore foofee ca commune bu Fandène collectif Sama Terrain victime d'expropriation nga xamante ne nag ay parcelles yu ñu jot a am lu ëpp fukki at a nga nii fi mu ne nii ñooy yooxu wàllu jàpp ne nag équipe municipale ba fa daal di nekk te kile di Augustin Tine daal di ko jiite faaw ñu daal di yëy yàbbi ci seen jafe-jafe yooyu ndaxte nag daal di nañ ay taxawaayu am solo ci fànn boobule te amut benn tontu ba nga xamante ne bàyyikoo na fa ñoom daal di nañ am ab sitin ni ki bésu tey ji ngir rek daal di fexe retet loole Thiès Babacar Ndaw seen lim takku na ñu nekk si ay njàqare seen njàqare yi dafa gën a yokk ginnaaw bi ñëwee gis ne seen terrain yooyu nangu nañ ko ba jox ko ñeneen tax nag kuréelu sàmm sama terrain tey ji bërëb ba la dem Kayre Jandeer si kanamu taskatu xibaar yi wane seen naqar Massiré Fall moom mooy coordonnateur collectif sama terrain. le lotissement de Kër Massamba Gueye 2A. alors yàlla na def Pape Salim Mbaye wàcc ci bopp communauté rurale de Fandène Augustin Tine ñëw remplacé ko waaye ba Augustin Tine ñëw remplacé ko mu mel ni kër yi nga xam ne Pape Salim Mbaye joxoon na ko ay nit daf ci dellu siwaat lu koy firnde mooy ba mu ñëwee tur bi la njëkk a changé au lieu de Ngouda Kayre mu changé ko tuddee ko Kayre Jandeer waaye yemul foofu mu def une nouvelle attribution jël terrain yooyu jox ko ñeneen. ginnaaw li ñu wax ne ministre ba maire de Fandène dafa wàccoog lii di état dafa war a wéyal ay doxalinam jàpp na nit leneen di ñoom am nañu ñu nangu seen ay terrain si Kër Massamba Gueye 2 waaye te wetu autoroute Ila Touba bi loolu yëpp nag mënuñ ci am benn tontu mairie bu Fandène waxuma la sous préfecture bu Kër Moussa Massiré Fall coordonnateur collectif Sama Terrain. donc suñu problème également yamul dong ci bërëb bi ñu waxee Kayre Jandeer waaye dafa dem ba ci Kër Massamba Gueye 2 ba Pape Salim Mbaye wàccee ci bopp communauté rurale bi góor gi nga xam ne moo doon jëfandikoo yooyu suuf te ñu joxoon ko juróom fukki parcelle comme ndàmpaay dafa dellu si waat ci lotissement bi wàññi dimension yi nga xam ne lañ fa defoon déplacé borne yi terrain 300 mètres carrés yi nga xam ne moom lañ fa defoon mu ñëw wàññi ko def ko ay terrain de 225 mètres carrés waaye yamul foofu mu changé tur bi tuddee ko Kër Massamba Gueye 2 extension mais Kër Massamba Gueye 2 extension bu ngeen ko seetloo boo demee registre de Fandène doo ko fa fekk boo demee
ci la risqué ak put da ko fekk donc mel ni kon moom terrain yooyu gannaaw ba mu wàññi dimension yi di ko jaayaat mënut a joxe ay acte titre de propriété lu mën a joxe mooy ay acte de vente te acte de vente nag nekkul këyitu moomeelu kër. toogaay yëpp ñaxtu si kanam taskatu xibaar yi collectif sama terrain jàpp nag ne tey ji dinañ wéyal xeex bi ba fu mu yem ngir ñu mën a am seen àq ak seen yelleef. waaye depuis le 17 mars ba tey ji may wax ak yow amul benn réponse boo xam ne la commune de Fandène jox nañu ko moo tax tey ji nag ñu dajee fii ci site bi ñu naan Kaïré Diender pour jël opinion bi à témoin di leen xamal ne ñun kat nous sommes des sénégalais nous sommes des citoyens ay terrain la yoo xam ne dañ ko am légalement mais ñu fokkati ko suñu loxo jox ko ñeneen loolu nag duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg. Babacar Ndaw Thiès Sud FM. Babacar Ndaw noonee la ñuy demee ca Saloum Kër Socé foofee lu toll ci fukki conseiller ak ñaar fi mu ne nii ñoom nag ñoo fas yéene yóbbu seen jaraafu dëkk fa mbaxana doone benn niki tey ji ginnaaw bu ñu janoog way taskatu xibaar yi jàpp nañ ne nag lépp la nga xamante ne moom moo fa jëm ci wàllu fonds yu ñu woote woon ngir rek daal di ko jagleel lii ci wërgu yaram lii ci ñëw loru ci mbënd bi ak yeneen yi yëf dafa mel ni nag maire ba dafa daal di taxas jëmale ci booram ndaxte nag li ñu daal di nemmeeku ne génne na ko ak li ñu jot a woote méngawul lenn yoon ba tax rek ñu daal di ci yëy yàbbi ni ki tey ji jàpp ne nag faw corps de contrôle yi daal di fa ñëw ngir rek daal di saytu lépp lu jëm ci wàllu doxalinu mairie boobee lu dalee atum 2014 ba nege nii Samba Ba kenn la fa ñoom ñu teewlu ko ak Mamadou Camara. mooy loru yi nga xam ne dañoo nekk ci commune Kër Socé conseil yi ñu voté loon leen fukki millions ak juróom-ñett étudiants yi ci ndimbal bi nga xam ne da doon jógee ci commune bi ñëw ci étudiants yi mu toll woon ci fukki millions ak benn ak juróom benn fukki junne bu ñu demee ci ASC yi maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy ASC footballkat yi man en tant que président ASC ñu voté loon leen fukki millions ak benn ak téeméeri junne ci biir loolu yëpp gannaaw bi ñu saytoo nekk ay conseillers li ñu gis li nga xam ne mën nañ wax ne ma ASC yi mooy ñaari yoon la joxe subvention si ñaari yoon yi mu joxe subvention yi boo ko évaluer boo ko boolee lim lay jox mooy tey ji ñaari millions si ñaari millions yooyu ñu ngi voté loon ASC yi fukki millions ak benn ak téeméer kon en li des loolu la ñuy laaj maa ngi ak fan la ko dugal bu ñu demee si wàllu ñi nga xam ne mooy étudiants yi dafa am ndimbal bu jóge si commune bi ñëw si ñoom comme ni ko ku ne xam ne tey ji fu université nekk tey ji doomu Kër Socé mu ngi fa ñu am ndimbal loo xam ne doon jógee si commune bi dem si xale yooyu waaye bu ñu seetloo nemmeeku amul dul juróom benn millions yoo xam ne jote nañ si te si ay jafeñ-jafeñ lañ si jote kon li des maa ko dugal te engagé na ko bu ñu waxee si woy loru yi borom dëkk Batara Njala Mamadou Sow këram tàkk na ba desetu dara te fekk ñu ngi leen votel fukki millions ak juróom-ñett léegi amul benn dërëm boo xam ne jóge na si commune bi jëm si kooku pour ndimbal te waaye de am na ñoo xam ne bokkuñ si région Kaolack sax ñëw nañ indil ko seen ndimbal te ñun en tant que ay conseillers toog nañ si biir conseil ñu laaj ko maire gannaaw bi nga xam ne lii am na te mu nekk si saytu boo xam ne gendarmerie teewee na ko sapeur pompier teewee na ko sous-préfet bi génn teewee na ko kon tey ji amul kenn koo xam ne yelloo na ko ci jaar fa mu war a jaar pour jot xaalis boobu te jotu si mooy Pa Mamadou Sow bu Batara mais lim ñu laaj xaalis bi génn na joxe naa ko jox naa ko kama neex suñu benn dëkkandoo boo xam ne ba tey si dëkk si commune Kër Socé mun tudd ma fay dëkk si Dabaan këram lakk na ñetti junne la fa yónnee mën nañ wax ne jafe-jafe yooyu amoon na ñàpp sanc amoon na kër Alaaji Mabé oto bi nga xam ne fekkoon nañ ko fi mu nekkoon oto PCR fekk nañ fi oto boo xam ne mu ngi doon dox PCR yoroon ko président comité rural ñun conseil yi votel nañ ko ay yoon pour ñu defar oto boo xam ne mu ngi doon dox mais maanaam paan bu ndaw voté nañ ko ay millions du benn du ñaar du ñett ba tey mënuñu gis benn pièce boo xam ne jënd nañ ko pour oto boobu te moom moo ñu waxoon luy mot ñetti at ne oto bi pare na ba ñëpp defar ko na moo si des ba tey mënuñ gis oto bu nekkee xënt bi sax nañu ko indil mu gaareel ko si buntu mairie bi moom ko du moomee la du askan bi lu mu doon xam ne Kër Socé góor jigéen mag ak ndaw ñoo taxaw ne doyal nañ si mala jigéen loolee di conseil municipaux yu nekk foofee ca commune bu Kër Socé di sàkku rek ñu daal di saytu lépp lu jëm ci wàllu pour doxalinu seen mairie boobee lu ko dale atum 2014 ba néega ni ndaxte nag ñoom dañoo njortu ne seen maire dafa daal di jaawale poosam ak li la di keesu mairie ba ca Ndindi lañu daal di jëm foofee ñoom itam daal di nañu yuuxu wàllu jëmale ko ci seen yoon ya nga xamante ne jaarut yoon ak yeneen di jafe-jafe foofee te département ba loole nag ñoo ngi ko daal di fësal ginnaaw ba nga xamante ne ñoo ngi doon dalloo seen makkaanu parti di alliance de la république bu nekk ca Ndindi loole nag ñoo ngi ko duppee ndem si yàlla ja di Dado Sow Ka niki démb niki ci weekend bi lañ ko daal di inauguré ci teewaayu Dame Diop nekk jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu pour liggéey Adama Ndiaye. ñuulal yoon wi nga xamante ne moo jógee Njaareem dem Ndindi ba Daaru Muxti doon na leen lu nga xamante ne ñii di responsable ak militant wu APR yi wax nañ ko ginnaaw bi ñuy inauguré seen permanence Axma Soare moo jiite ndawu Ndindi. waa Ndindi nee nañ nga jàppale leen yoon bii nga xam ne ni moo jógee Njaareem jaar fii ci Ndindi ba jàll Daaru Muxti loolu ka soxla si Ndindi yépp la. ki jiite parti boobu foofu ci Ndindi di Ousmane Mara Diop jàpp ne ay jéego def nañ ko ci
fan yu nekk foofu ci Ndindi waaye la ñu bëgg rek mooy ñu baral yoon wi. li tax doyalugun ci moom bourse familiale yi ñun Ndindi liñ ci am da du xaaj bay jeex. beneen bi ci des sur les 43 villages yi ñu am fii les 28 villages électrifiés nañ jox lañ leen machine. loolu président Macky Sall Ndindi amul problème mu ndox mais président Macky Sall nomination yi nga njëkk a def sama jëmm ji. yoonu Ndindi wi dañ la koy ñaan waxal ñu ko président nee ko na dara. ministre bi ñu dénk wàllu emploi di Dame Diop ginnaaw ba mu doon jiite ndaje moomu ñaan na nag militants yi ñoom ñu dajaloo di xàccandoo ngir mën a gunge président Macky Sall ci réalisation yi muy def. Ndindi Diourbel bokk na ci budget PCI 2021 bi. barki démb la jógee Kaffrine inauguré une route aussi vieille que Ndindi Diourbel mooy la route Nganda Kaffrine. donc suñu waxee ne dina defar Diourbel Ndindi ñu mën ko gëm waxuma la sax Ndindi Diourbel mais jàpp naa ne président Macky Sall Ndindi Darou Moussi mais aussi la bokkul Ndindi Ndanta Sène Ndoulo bokk na aussi ci ay projets yoo xam ni président bi. li tax muy gaaw muy bar mooy ñun ñëpp ñu jàpp ci. ñu fàtte suñu bopp fàtte les petites querelles jàpp ne tey président Macky Sall c'est une chance pour le Sénégal yéen a ko wax parce que li mu def ci département Diourbel benn président mosu ko def depuis les indépendances ba léegi. kon ci fàttali rek madame Dado Sow Ka ñu tuddee ko permanence su Ndindi bi ci APR moom bokk na ci ñi ko njëkk a samp foofu te jamono yi mu dëddu àdduna. Diourbel Sud FM Adama Ndiaye. Adama Ndiaye ci noone la ñuy àddu ci lu jëm ci wàllu pour dogat ki nga xamante ne ñoo ngi koy temmeeku fii ci Ndakaaru lu ñu duppee redécoupage administratif Kër Massar village fi mu ne nii nag lu ñu doon njort ñu daal di ko xaaj ñaar loole mujjuta am. tax na rek kilifa yëfa daal di woon njëkk yooyee kàddu nag niki tey ji daal di nañ dajalowaat ngir rek daal di gërëm njiitu réew mi ci ginnaaw bu mu jëlee en compte li nga xamante ne moom mooy seen mbëbët di sàkku itam yëf yi nag gën a bar ndaxte nag fi mu ne nii lépp la nga xamante ne département war na ko am nañ ci taxaw foofe ca diiwaanu Kër Massar Matar Diop moo nekk jaraaf bu Kër Massar village ñu teewlu ko ak El Hadj Moussa Thiam. ci départementalisation bi beneen bi ci des mooy traçage bi nga xamante ne daf doon xaajale dëkk bi tey dellu si nañu ba boole dëkk bi yëpp mu nekk mooy village traditionnel bi ba yokk si yeneen quartier yi nga xam ne sax si village bi la bokkoon kon dañuy gërëm président ak mboolem acteurs yi nga xamante ni si yëpp vraiment ñu ngi leen di gërëm si lii nga xam ne liggéey nañ ko te ba teg ko si suñu loxo décret bi nag moom la ñuy xaar li ci des moom mooy ñaan président de la république lépp lu département di am ñu koy demander président de la république te wax nañu na ngeen gaaw comme nag def na nañu baral dañoo bëgg département bi aussi mu baral loolu la ñuy ñaan li war a ànd ak département ba dootuñu jëgaani mu si mel ni hôpital sapeur pompier lu ci mel ni tribunal lu ci mel ni préfecture lu ci mel ni lycée stade impôt domaine loolu yëpp mooy li accompagner département loolu aussi administration ñi ngi ci loolu mooy fooru village traditionnel ndax nit ñëpp ay mbokk lañu ñii fi nekk si gannaaw tey bu ma neexee tey fu ma neex añe fu ma neex reere loolooy njëlbeenu village traditionnel bu naan banqaas ne ñaan goraan nit tukulóor sanc ne pëlga faas loolu mooy village traditionnel bi tey ji tool bu ci nekk mën naa la taxaw mag ña ko nekkoon ñu naan sàmm ci àll bi ñu ngi nii ñii fi nekk ni ay famille lañu loolu mooy village traditionnel bu Kër Massar les 137 quartiers bu ñu sañoon sax 137 quartiers yëpp la ñuy def benn commune waaye loolu mënatu la ne li mën a ne moom la état def mooy nañ ko def ñaari commune élection yooyu la ñuy àddu foofee ca Mbour ñu daal di amap benn liste unique ngir rek ña nga xamante ne ñoo nekk ci kuje gi ci wàllub jongante gox-goxaati loole moom mooy mbëbëtu ki fi nekkoon njiitu jëriñ di Abdoul Mbaye moom président parti bi la ñu duppee acte jàpp na nag il faut ñu daal di xool ananes la ñu def ba daal di fexe lépp lu jëm ci wàllub coppite ñu daal di ko andi ci doxalinu gox-goxaati fi mu ne nii nag jàpp na ne faw ndaw ñi gën a saytu dugal seen yoxo ci saytu gi ñuy saytu lépp lu jëm ci wàllub gox-goxaat yi noonu la ko daal di xamle moom nag Abdoul Mbaye moo ngi woon nekk foofee ca Ngeekox ci département bu Mbour amab fa tournée politique ñu teewlu ko ak Moustapha Sall. lépp lu ñu def daal te dund nañ ko tey opposition bi yépp ànd ci te loolu am solo lool ci li nga xam ne ñu ngi ca jëm muy élection locale yi. élection locale yi ndegem ñoom taxaw nañu ba noppi taxawal seen Benno Bokk Yaakaar yàgg na dooleel ko duggal ci ñoo xam ne jógee nañu ay réew meek ñooñu jógee opposition bokk ci ak ñoom benn yoon rek ñu dese ñun opposition mooy ñu mën a ànd te loolu dund nañ ko tey ndax Malick Gueye bu Grand Parti teew na l'honorable député Mamadou Sow bu Taxawu Sénégal teew na Mamadou Sow bu Pastef Astafurlah teew na
ak Conté bu taxawu Sénégal Diba itam bu Ngexox bu bees teew na daanaka daal opposition bi yëpp gis nañ ko tey loolu mooy yoon bi man de gisuma beneen yoon li ci des yëpp góorgóorlu lay doon ak fortaatu daal ci yenn communes yi waaye bu ñu déggoo mbooloo ànd doon benn gëm sañu bopp taxawal liste yoo xam ne benn liste lay doon ci opposition bu boobaa yaakaar naa ne dinañ am ndam boo xam ne dina bett ñu bëri door ko ci Benno Bokk Yaakaar. waaw dafa am loo xam ne dañ ko jàng ci audit fichier électoral bi am li mu wone mooy xale yi dañuy yéex a bindu ji bokk ñu ci fichier électoral jot na nag ñu gëm seen bopp xale amatul de yow am nga doole jàng nga mën nga yaa ngi góorgóorlu ci action citoyenne élection locale taxaw demal bindu ji vote jot nga jóg dem voté ji bokk ci conseil municipal bu boobaa nag ngay door jàng naka la ñuy doxalee gox jàng ni ñuy doxalee gox moo lay yóbbu ca jàng ni ñuy doxalee département jàng ni ñuy doxalee réew kon ñun loolu la ñu jàpp waru ba pare nag gëm xale yi gëm li ñu mën ndax ñun ñii dafa am lu ñu dund. di kàddu Abdoul Mbaye moo ngi ko doon xamle foofee ginnaaw bi nga xamante ne daal dina fa am ab tournée politique ca Ngékox Moustapha Sall moo daal di taataan ay kàddoom file ci Ndakaaru Zahra Iyane Thiam jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu microfinance ak économie sociale solidaire daal dina dëggal ne samp na ndëndëm ci mairie bu Sicap Liberté loole daal dina sàkku itam ci mboole seem ñuy yëngu ci coalition Benno Bokk Yaakaar ñu daal di fexe booy seen yoxo ngir rek daal di am ndam lu yaan niki ci ngoon nag ñaar fukki fan ak ñett ci janvier atum 2022 loole moo ngi ko daal di xamle ginnaaw niki tey ji ñu doon daloo li leen di siège bu APR bu nekk foofee ca diwaan boobee Zahra Iyane Thiam ñu teewlu ko. dañu jëm ci ay jongante yu am solo muy ay jongante gox-goxaat ñëpp xam nañu président dafa ne politique de proximité moo tax mu ne équité territoriale kon tey gox-gox bii ñu nekk muy Sicap Liberté ñun ñi fi ne ñëpp muy militants yi nga xam ne ñoo nekk APR muy ñi nga xam ne ñoo nekk Benno Bokk Yaakaar ak mbooleem askan wi nag ndax tey ñëpp a wuy si ànd nañ laxasaay ne dinañ jàppale président Macky Sall ndax buñ ko jàppalee defaluñ ko kenn ku dul réew mi te ñun ñooy réew mi kon buñ ko jàppalee suñu bopp lañ ko defal. ndaw yi tabb nañ la pour nga nekk maire ci Sicap Liberté échéance ñu dem loolu yaa ngi koy dëggal wala. xam nga ndaw yi tabb ñu rafet na ñu leen di sant di leen gërëm waaye ñun ñii ñëpp ñun ñoo njëkk a tabb suñu bopp rawatina man mii nga xam ne dama bokk ci gouvernement bi président Macky Sall ñu xam li mu bëgg. xam li muy mbébét mu am pàcc yu am solo yoo xam ne daf ñu ko ci sant bërki démb rek la ñu adopté assemblée nationale loi d'orientation relative à l'économie sociale et solidaire kon yooyu nga xam ne président di ko def balaa du ñu xaar kenn ku ñu tabb dañuy tabb taxaw ndax loolu moo ñu war tey ñun ñëpp dañu war a taxaw xeex ngir bëgg-bëgg ak yéene ak taxawaay bi nga xam ne président Macky Sall am na ko ci biir réew mi ñu jëmmal ko ñu fësal ko ñu doxee ko waxee ko kon loolu moo ñu tax a taxaw fii te lépp luñ ñu ci sas sant nañ ko danañ ko gàddu. di kàddu yu Zahra Iyane Thiam mi ko daal di yëkki sànq foofee ca Sicap Liberté dem ca Kaolack mouvement national pour le patriotisme et le développement social fonk sa réew les vrais patriotes ñoom nag ay cadre góor ak jigéen. daal di nañu door seen l'activité niki ci week-end bi la foofee ca Kaolack ak ci biir réew mi seen mbëbët mooy ñu daal di dugal seen loxo ci lépp lu jëm ci wàllu luy jëmal seeni gox ak goxaat yi ca kanam développement socio-économique ak politique fexe itam yokk lépp lu jëm ci wàllu taxawaayu démocratie docteur Aline Diouf moo nekk seen njiit ñu teewlu ko ci jokkoom ak Mamadou Camara. mouvement national pour développement social fonk sa réew les vrais patriotes mu nekk mouvement boo xam ne dafay liggéey pour suqali Sénégal dafay liggéey pour suqali Kaolack dafay liggéey pour suqali gox yëpp loolu moo ko tax a jóg. mouvement national pour le développement social fonk sa réew les vrais patriotes dafay liggéey pour jigéen ak góor ak ndaw ñëpp ñi nga xam ne tey ñu ngi ci nekk seen liggéey ñu leen
leen di jàppale ci seen i activités. Le mouvement national pour le patriotisme et le développement social mu ngi liggéey am objectif yi nga xam ne nii lépp loo xam ne nii mu ngi dox jigéen ñi muy jàppale leen si seen koom-koom jàppale leen seen liggéey ba nga xam ne kër yi dana neex kër yi dana ñëw mouvement dana liggéey ci loolu. mouvement bi mu ngi liggéey aussi les étudiants yi nga xam ne ni tey réew ay ndawam ñoo yor avenir am kon ñun dañoo nekk mouvement boo xam ne nii dañ am jox cër xale yi te dinañ liggéey ak ñoom ba nga xam ne nii dans le cadre de la formation dans le cadre de l'insertion ñun dañ ci am taxawaay bu am solo pour que ëllëg chômage au niveau du Sénégal wàññeeku bu ko ëllëgee xale yi dañ buñ liggéeyee da am seen lijaasa da am seen diplôme liggéey indi ci kër gi ñoŋal kër gi ñoŋal Sénégal. mouvement national pour le patrimoine et développement social mu ngi wax ne xale yi nañ jéem a takku parce que Sénégal fii ak ay at rek fii ak at wala benn wala ñaari at danañ commencé exploiter gaz ak pétrole te gaz boobu ak pétrole boobu bu nekkee ne xale yi formé wuñu leen boobaa ñeneen ñooy ñëw di ci liggéey di yokk suñu koom loolu nag wala ñu koy yegg ñu ngi ñaax xale yi ñu util métier bi nga xam ne nii mooy ñëngal mooy métier lié au gaz et au pétrole ba nga xam ne bu ñu demee bay tànn ñoom la ñu njëkk a tànn bu ñu développé sa réew développé seen continent. le mouvement national pour le patrimoine et développement social président Macky Sall parce que dafa bëgg a yóbbu Sénégal à l'horizon 2035 à l'émergence. tàggat yaram Ligue 1 sénégalaise fukkeel bi bëccëg ak juróom-ñeent Teungueth FC fi mu ne nii dafa daal di tembo ci këram ak waa jàmbaar ku nekk dafa dugal moromam benn bal Génération Foot daal di dóor yu métti CNEPS ñetti bal ci dara Dakar Sacré-Cœur ak Douane ñoom itam ndam demut ndam dikkul Pikine Casa Sport moo naka noonu AS Jàmbaar ak waa Jaraaf moo ko dóor benn bal ci dara ci wàllub tàggat yaram la ñuy des ba néega nii ngir rek daal di jiite lépp lu jëm ci wàllub football amateur ki lee di Abdoulaye Seydou Sow daal dina samp ndëndëm ngir rek daal di fexe jiite boobe kuréel ginnaaw bi nga xamante ne nag daal dina xamle ne taxawaayam faw ñu daal di ko amal ci fànn boobule ci rawatina ci lu jëm ci wàllub football amateur moom Abdoulaye Seydou Sow moo ngi ko xamle foofe ca Kaffrine ginnaaw bu ñu fa daal di amale ay jongante ci wàllub tàggat yaram ñu teewlu ko ci jokkoom ak Mamadou Camara. fédération am nañ histoire am nañu vécu te ku dëgg wax dëgg neex yàlla xam ne équipe bi fi nekk te président Senghor jiite ko am na ay résultats yu probants nga gis championnat bu mel nii am junior am cadet am lépp am léegi sax football fi mel ne di fi juddu fu développement am mais amul lu fas mën a daw parfois ñu war koo mën a labali mais aussi football bi kenn moomu ko ñu war koo waxtaanee ñu war koo pencoo képp ko am xalaatam xelam ñu bokk ko ñu bañ a xiiroo bañ a ŋaayoo bañ a xasante ku ñu xaar ci débat boobu du ñu fekk ñu ngi ut daal ba nga xam ni doomu Sénégal yëpp ñu nga xam ni seen am nañ xam-xam seen am nañu xel ci football bi ñu boole suñu xel ak suñu xam-xam pour que Sénégal mën koo njëriñoo loolu rek moo am solo te ñu ngi ci liggéey bon bu ñu ci yàlla mayee ndam ñu sant ko bu ñu yàlla mayul ndam tam ñu sant ko mais ñu dem élection parce que aussi démocratie loolu gis équipe bu nga xam ne à la dimension de leur rêve équipe bu nga xam ne dana mën a gagner Coupe d'Afrique bi en janvier 2022 au Cameroun te loolu la ñu ñaan loolu la ñu bëgg bu ñu jàppee ñu ñëpp ñu am élection apaisée ñu am sénégalais bokk nekk benn yaakaar naa ni on n'a jamais été aussi proche d'une Coupe d'Afrique. keneen ku daal di sampat ndënam itam bokk na ci président organisation des gestion des activités de masse ñu gën ko xamee orgam foofee ca Kaolack la ko daal di xamle moom Iyane Thiam jàpp na ne nag lépp lu jëm ci wàllu combine ak yenn doxali ni moom moo tax rek lu jëm ci wàllu football mënul doxee nu mu waree ci mim réew ñu teewlu ko ci jokkoom ak Mamadou Camara. le ministre Abdoulaye Seydou Sow sama mag la ci football bi lañ xamante ci sport bi lañ xamante ku ma jox respect la te xam naa ne respect boobu la ma jox itamit ndax musuma ko woon ñàkk fayda waaye li wér te wóor mooy nit mënta nekk fii ministre de la république ak fi réew mu toll ak objectif yi président de la république Macky Sall bëgg fi mu bëgg yóbbu réew mi mu woo ci 15 millions de sénégalais yi ne ci réew mi mu woo ci 30 nangam yow nga bokk ci ñooñu ñu woo ñu jox la mission bu mel ni urbanisme nag nga yor ko nga ne da ngaa bëgg toppatoo footballu Sénégal loolu moom mënta nekk xëy na nag biñ koy fal boobu président la woon te mandat baa ngi doon jeex mais yaakaar naa ne ak am naa yaqin ne gëm naa ne bu ñu yeggee ci assemblée générale ba bu ñu nee candidat ligue amateur Ablaye Sow du yëkkati loxom parce que maa ngi koy ñaanal mission am fii ak boobu déjà mu continuer nekk ministre gis naa ne tam ma ngay xëccoo ji mairie fu mu dëkk ñaanal ko ci projet am yooyu waaye football bi na ko bàyyeeg ñi nga xam ne am nañu jotu nekk ci football bi suba ak ngoon guddi ak bëccëg mu bàyyi kook ñooñu ndax football bi ñàkkul ñu
mën a yor projet yooyu. xam nga lobby moom xam nga dajaloo ak waxu guddi ak doxu suuf yooyu yëpp bokk na ci li nga xam mooy yàq sport bu ñu naxante nañu dem élection bu ñu nee candidat nga yëkkati sa loxo bu la président club yi voté la nga xam ne tu as une mission boo xam ne président de club yi ñoo ko teg sa loxo da nga leen di respecté fonk leen ba pare am mbébétu def lu baax waaye bu ñu tàmmalee ñu ne noonu nañu waxtaan pour stabilité élection moo koy joxe mais consensus yi nga xam ne dañu bëgg jël indi ko teg ko fi ne way mooy stabiliser football Sénégal c'est pas un consensus mooy stabiliser footballu Sénégal li stabiliser footballu Sénégal mooy président de club yi xam ne pouvoir football bi mi ngi seen loxo parce que état moo jël pouvoir football délégué ko fédération boobu état daf ne président de club yi jël leen tànn leen ki leen di jiite mu jiite leen waaye bu fekkee ne saa yu ñu bëggee jug dem ñu ne diw de dem na kaaf bu ñu ko falul président fédération da koy fragiliser ay waxi caaxaan la rek. egsi nañ ci xët yi nga xamante ne moom la ñu jagle lépp lu gënoon fës ci ay xibaar ci ay bés bi ñu génn ñu ànd teg Josette Kalif. dal leen jàmm ci jotaay bi fësal xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fii ci Sud FM ñetti agent yu groupe Leeral ñàkk nañ seen bakkan ci ab accident de la circulation ca Kédougou te ñaar jëlee si ay gaañu-gaañu yu métti accident bi mu ngi am ci jamono joo xamante ni njiitum réew mi ngi doon amal tournée économique ci diwaan googee Boubacar Tamba. ku gisoon président Macky Sall xam ni kat am na naxar ak tiis ndax génnum àdduna sunu ñetti naataango Leeral loolu waxal mu digle 1 minute de silence ngir ñu ñaanal leen suuf sedd seen kaw li ko jiitu laata mu yegg Kédougou la joxe ab ndigal gouverneur diwaan ba ngir ñu dàqal bépp xumbute te it wàccal leen kaamil loolu la waa conseil islamique bu Kédougou ak gonewu internat Daaru Noreyni daal di def naxar ak tiis yooyee ña fi teewoon yépp ba ñu yeggee xibaar bi daanaka moom la ñu doon dundee jiite réew mi daal di xam ne ni benn roplaanu l'armée man ak ay médecins SAMU dina jël ñu amee ay gaañu-gaañu fi nga xamante ne mooy Tambacounda jébal leen l'hôpital principal moom président Macky Sall bi ren ne tukkib nemee ko bii gisewul leen ak campagne politique ci wàllu comme lañ ko nar a féete ndax dafa bëgg a teg bët ci liggéeyamu santaane xam jafe-jafe yi ba noppi joxe ay ndigal jox na ndigal jawriñ ma ñu dënk wàllu weex gu yaram ngir ñu affecté ci barabu fajukaay yi ni mel ay médecins spécialistes kenn ci ñoom du am sañ-sañu jóge fi nga nekk laata joxe mi at di mat ñu fàttali ni président Macky Sall lancé na liggéeyu ñaareelu xaaju PUDC ca Tomboronkoto lancé na Promoville Kédougou ma ubbi na itamit l'hôpital bu Yanji mu ñu tuddee Amath Dansokho. ñoom ñett ñooñee di Abou Mamadou Sy Ousmane Ndiaye ak Mamadou Yoro Diallo jébal nañ leen seen borom ci alarba gi ca Podor Touba ak ca Ziguinchor. ca Tiwaawoon ab néew bu ñu suuloon ci kërub benn kilifa diine ci bisub korité moom la gendarmerie sulli ci jeudi gi ubbi nañ ci sax ab l'enquête Babacar Sow. coow lu rëy jib ci biir Tiwaawoon di loo xam ne lii ñu ngi koy laam-laamee jamono ji ab néew boo xam ne dañ ko suuloon ci kërub kilifa diine bu am tur bisub korité la gendarmerie daal di sulliwaat di loo xam ne lii dafa jot ndogalu kilifa yi nga ko ndogali ci wàllum yoon suñu sukkandikoo ci li ñu jot a gëstu démb ci guddi la ay gendarme ñëw yoot ndànk daal di dugg ci kër gi yee leen ba noppi daal di wone li nga xamee ni moo di ab autorisation boo xam ni day wone ni procureur may na leen ñu sulli koor bi loo xam ni mujj nañu ko def di fàttali rek néew la boo xam ni bii ñu ngi ko suuloon ci biir kër gi bésub korité am na l'enquête bu ñu ci ubbi sax procureur daal di joxe ndogal ci dëkk bu sell bi ngir ñu leeral mbir mi nga xamee ni ani lan moo ko waral di coow loo xam ne ni tulle jekk màlle ji mu ngi ni kur ci biir Tiwaawoon te ji ci 10 heures bi nga xamee ni mbir mi tàmbali naa siiw di loo xam ne lii ñu ngi leen koy toppandil. Kër Massar moo nekk léegi ñeent fukk ak juróom-benneelu département bu Sénégal loolee ñu ngi ko amal ginnaaw décret numéro 2021-687 bu 28 mai 2021 dogal gi ñu ngi ko taxawal ci àllarba gi leeral yi ak El Hadji Moussa Thiam. commune bu Jaxaay nag daanaka foofee tamit sof nañ ko ci département bu bees bi ak ñeent communes yi nga xam ni ñoo ngi ko jëlee ci département de Pikine mu di commune Malika Yëmbal Nord ak Yëmbal Sud ak bu ci sax commune Kër Massar bi lee sof boobee nag ñu sof Jaxaay ci Kër Massar dina joyanti nag yenn yi nga xam ne nemeeku nañ koon jëm ci wàllu administration mu doon nag dogal boo xam ni askan bi fa yeewoo nag rafetlu nañ ko trop jamono ji nag département Kër Massar dina am ñetti arrondissement mu arrondissement bu Malika bi nga xam ne nag dina daloo commune Malika ak Kër Massar Nord ak tamit arrondissement bu Yëmbal bi nga xam ne nag bu boole ñaari yëmbal yi mu di Yëmbal Nord ak Yëmbal Sud ak arrondissement bu Jaxaay bi nga xam ne nag dina boole ñaari communes yi nga xam ne moo di Jaxaay Parcelles ak Kër Massar Sud département bu Guédiawaye bi nga xam ne nag daanaka 5
commune la am ca njëlbeen nag benn arrondissement la amoon waaye jamono ji xar nañ ko ba mu am ñaari arrondissement mu doon arrondissement Wakhinane ak arrondissement bi di Sam Notaire li jëm nag ci département de Pikine bi nga xam ni daanaka ñàkk na ñeenti communes yi nga xam ni sof nañ ko ci Kër Massar moomee nag dina deseek fukk ak ñaari commune ba pare nag ñu xaaj ko ci ñaari arrondissement mu di arrondissement bu Thiaroye ak arrondissement bu Dagoudane. dogal bi CEDEAO jël ngir Sénégal mën a dakkal parrainage bi suñu réew bu ko wàccoowul fileeg juróom benn ci ay weer ay daan mën na ko see fekk bu ñu sukkandikoo ci union sociale libérale jàpp nañ ni bile arrêté kenn mënu koo topp wala yëkkati ko ci wàllum droit Abdoulaye Diop. union sociale ak libérale bëgg mbiri leer arrêt bu CEDEAO bi di sàkku ñu daal di dindi système parrainage bi loolee jëfee la sant maître Abdoulaye Tine. mën a jàpp ni pënd ba wuri na tey Sénégal wax ji yëpp jaru ko tey Sénégal lenn rek a ko dese mooy wàccoog ponk ak sartu arrêt bi. ay daan di yoot réewum Sénégal dem ba ci ñu daal di koy acc ci kuréel googee suñu sukkandikoo ci union sociale et libérale. mën na am ay daan yi nga xam ne mën na dem ba ci sanction économique maanaam arrêt wu flux économique yeeg financier yi mën na am aussi yeneen xeetu njeexital moom ci boppam mën na dem ba ñu sanctionné ko wala ñu sanctionné ay jegeñaaleem. ñu am ndam ci wàllum yoon maître Abdoulaye Tine ak i naataangoom ne dinañu door xeex gi ci wàllum politique su fekkee loi boobee dindiwuñu ko. bu dee moom bañ na wàccoog arrêt bi bu delewu juróom benn weer bi jeexee ñun dañuy jàpp ni moom day diir mbagg askan bi day diir mbagg CEDEAO day diir mbagg communauté internationale bi et que posture politique la léegi mbirum droit bi moom dañ koy teg fële taxaw temb que askanu Sénégal nekk garant gardien wu bonne exécution. bu weesoo ñu daal di dindi système parrainage bi ñaar fukk ak ñaari candidat yu ñu xañoon seen bokk ci élection yi war nañ leen dolloowaat seen droit te sax mën nañoo am ab ndàmpaay suñu sukkandikoo ci arrêt bu ñaar fukk ak juróom-ñett ci weeru avril bi ñu génn. ci dibéer gi ci suba si la rëccee ca prison bu camp pénal moom mi di Baye Modou Fall ñu gën kaa xam ci turu Boy Djiné jàpp nañ ko ci alxames gi ca Missirah nekkee ca région bu Tambacounda ak yeneen ci ay nit ñu teewlu ci colonel Davy Mané. kilifa gendarmerie nationale muy général Jean-Baptiste Tine daf ma jox xibaar ne tudd Baye Modou Fall alias Boy Djiné mi ngi fii côté Tamba donc si la ñu jóg teg suñu dispositif côté 10 heures ñu motocycliste daan moo kon ni gis nañ fi benn Max bu romb bu ñu ko dabee ñu fekk ko station d'essence bi nekk Missirah après bi ñu ko laajee ay question si la ne effectivement moom ak Boy Djiné ñoo àndoon communauté après benn auto particulier ñëw ci motocycliste bi ñu koy interrogé ci la ne effectivement moom moo transporté woon Boy Djiné wër dëkk bi yëpp ensuite commencé di ko rechercher te seen ko muy daw ci lañ ko dab jàpp ko te bi ñu defee ci une vérification gis na ne effectivement moom la bu ñu ko fuyee fekk nañ ci moom xaalis auto bi tamit bi ñu ko fuyee tamit fekk nañ fa ay matériel bi ñuy utiliser souvent pour def ay cambriolage. noonee mu rëccee ca kaso ba nag tax na ba Baye Alé Conté nekkoon directeur ca prison bu camp pénal ñu tekki ndombol tànkam te ki ko fa wuutu moo di inspecteur Oumar Diop ñu fàttali leen ni sûreté urbaine ñoo yore enquête bi di ko wéyal ngir jàpp ñëpp ñi nga xamante ni seen loxo laale na ci boobee mbir. ci ndoxteelu benn ci ayu bés bi Union africaine ak CEDEAO ñoo aj réewu Mali ci bépp participation ci yooyee institution ay fan dong lañ ci teg réewum France it dakkal opération militaire yi mu doon amal ci lëkkaloom ak armée bu Mali yile dogal mu ngi ruuse ginnaaw ñaareelu coup d'état bi nga xamante ni takk der yi amal nañ ko ci diggante juróom-ñeent ci ay weer. fi la ñuy ndax képpee jotaayu xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fii ci Sud FM seen rajo dig daje dibéer bi di ñëw. Birama Ndiaye. foofee la ñuy daal di ndar keppe lu jëm ci wàllu xibaar yi ci lu gënoon a fa ci ay bés boobee boole ci itam lépp la nga xamante ne moo jëm ci wàllu jongante goxaat yi Abdoul Mbaye jàpp na nag lii di ku jege dañoo war a def benn say ngir rek daal di mën a dem ci jongante goxaat yi niki atum 2022 ci fànn boobu itam coowal suuf daal di jib fi nga xamante ne moo nekk ca Fandène ñooñu daal di yëkki yooxu wàllu ci fànn boobule lu jëm ci wàllu Kër Socé itam lu toll ci fukki conseil ak ñaar daal di sàkku ñu saytu lépp lu jëm ci wàllu doxalinu seen mairie ba ndaxte nag gis nañ ne nuñ ko jàppee nag loole doxalin wa daa jaarutu yoon
ba tax ñu daal di sàkku waa corps de contrôle yi daal di ko saytu lu dale atum 2014 ba nege ni fii ci Ndakaaru itam candidature kile di Zahra Iyane Thiam daal dina ko fësal niki tey ji ginnaaw ba nga xamante ne ñoo ngi doon daloo li lee di permanence bu APR bu nekk foofee ca Sicap Liberté mbokk yi fi la ñu yem ak yéen ci xibaar yi sant leen gërëm leen sant bu baax Alassane Wade mi féetewoon ci xarala gi 22h kile di Babacar Samb ñëw gi yéen ci xibaar yi ci yaatal ci français la doon ñu leen di ñaanal panaanub jàmm